del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar. salaamaaleykum dal leen jàmm ci seen chaîne bii di Feeling Dakar TV tey seen xarit seen doom yaay booy ànd ak yéen ITS ñëw seet si ki nga xamante ni si kenn dootu ko présenté muy ndaanaan boo xamante ni si macha allah saa bu njollee nga kontaan lu mu way rek lu nekk ci temps la ko teg mu yaatal ñu nekk fii ci këram di Tarba ñu ngi lay nuyu di la ziar tey seen chaîne askan wi nga xamante ni si moom lañ tàmm di seetaan. muy Feeling Dakar TV ñoo la seet si tey fii sa kër di la nuyu di bëgg rek nga nuyu juste rek suñu internautes yi après ñu dem si débat bi. waa Cheikh bi maa ngi lay fay di nuyu internet Feeling Dakar yi toog di ñu seetaan di jël nuyu bi di ko teg ci loxo Bamba sama turandoo mon frère di kontaan bu baax a baax ci waxtaan bi may ñëw sekk ak yéen léegi di nuyu waa Sénégal ak waa àdduna bi yëpp ak fépp soppe Tarba Mbaye nekk ci àdduna bi maa ngi lay fekk fi nga nekk di la nuyu di la jox sa wàccuwaay. d'accord Tarba tey suñu xoolee ci musique bari na loo xamante ne si mi ngi xew. nit dana juddu def musique nit dana dem ba mu yàgg mu def musique tey bu ñu bëggee jaar ci démbu Tarba fan la Tarba jaar ba tey jii mu man li mu man bay def li mu def est-ce que mën nga ñu ci ñëwal tuuti. waaw man samay jaar mooy nekk xale juddu ci askanu ngéwël juddu ci famille ndaanaan boo xamante ni ñëpp ay ndaanaan lañu ñi woy ak ñi woyul ñëpp juddu fekk woy ci suñu biir kër. yàlla dogal aussi ma bëgg ko depuis bu ma nekkee xale di ko topp nag ci côté simb yi ak ci mbappat yi ak si ngénte yi ceet yi man foofu laa jàngee woy samay woy foofu la tàmbalee. ma dem ba intégré dugg ci musique di def ay première partie xam nga di aw gaay dem ba bagage yi toll fii. ok macha allah dem ba bagage yi toll fii mu mel ne que ni àdduna lépp loo ci gis lu nekk rek ndorteel la da ci am solo. mbappat ma da ci am solo. te ni mu ko waxee kéwal du tëb doom jëbët moom way la nàmp way la xam way rek la def ba tax na loolu dinañ ci gën a ñëw gën ci yaatal askan wi ni seetaan ñu gën a xam parce que tey sama jotaay ak Tarba dama bëgg ñu dugg ci musique carrément wax luy musique ak moom tey jii ni mu ko téye xam nga lan mooy point fort am lan li nga xamante ni si moom la gën a maîtriser ci musique ba tax na tey fu waay toll di ko sow Tarba bi ngay doog a door yombul woon mais est-ce que nekkul ni rek xëy na sa papa li mu doon way say mbokk comme ni nga ko expliqué moo la ci xiir ba tax nga dugg ci mais tey jii nii nit ñi fàtte nañ loolu dañu gis waykat dëggantaan donte at yi néew na lan moo la poussé à ce que way yi ñëw tey yomb ci yow nekk am nga facilité way nu mu la neexee. waaw xam nga lu waaye doon mu dëgër. waaye ndono kese dafa wóorul da nga koy doon ba pare nga jàng ko man xale laa nag mais def naa parcours bu am solo def naa parcours aussi boo xamante ne bu yàgg la ci woy man mun naa ne sax dama yéex a feeñ devant la scène ndax 2017 laa génne sama premier single maa ngi ko génne 2017. ak léegi mi ngi ma 3 ans. mais bi ma dalee woy yàgg na de. man ay 2007 2006 maa ngi woy. ah oui. woy naa simb ak mbapat fu nekk partout. macha allah dama ko mbapat dem ba mu fees ci dënn bi di doo ko génn. macha allah waaw jàng nañ ko daal fi ñu ko war a jàngee. tarbiyu nañ ko tamit ay at. yàqamti wuñu woon dara ci suñu carrière. amaana bu doon yàqamti sax wala gaaw bu bëgg a feeñ. peut-être heure bi Tarba Mbaye yaa ngi koy dégg. ci feneen wala nga dégg nga ko sax bu yàgg. dëgg la dañoo jël suñu temps. sa ut xam-xam. balaa ñëw feeñ. parce que dafa gën a wóor. parce que bu la nit ñi commencé xam nga commencé wane sa bopp. am na lu bari loo xamante ni dootoo ko mën. dootoo am temps bi. dootoo am temps di gëstu yenn gëstu yi. xam nga. te yooyu loolu nag da nga koy liggéey démb. xam nga da nga koy liggéey démb tey soog a ñëw. moo tax ñu choisiroon. dëxañu di jàng di gëstu ba am ci tuuti maîtrise. macha allah wane sunu bopp continuer nag sàkku xam-xam bi. ok parce que da ngay dégg olof dañuy wax lu ñor tàbbi ak luñ gësam dafay wute
noonu la demee waaw ndax li ñor tàbbi bu tàbbee day neex a utiliser day neex a jëfandikoo. noonu la demee mais boo gësamee rek ci ndorteel li nga bëgg a forcer couloir yi amaana mën na juum mais man li ma lay waxee man ci way laa bëgg ñëw ak yow. tey damay gis boo yëkkatee ba njolli ba cerse ci kaw ba tey octave man sama yaram day daw loolu laa bëgg nga wax ma un tout petit ba mooy sa secret ci foofu quoi. waaw loolu secret bi moom laa la doon wax léegi. waaw du loo xamante ni da nga koy day ñëw naturellement da nga koy liggéey. man li may woy ci kaw dafa bëri. man mun naa ni man voix aiguë laa yor. oui man li may woy ci kaw dafa bëri trop. mooy octave bi gars yi li may tierce dafa bëri. mais loolu lu ma yàgg entraîné la. absolument lu ma yàgg bëgg la. absolument man damaa bëgg woyu ndaanaan di woy ci kaw. dëgg la di xaaju di naan der. xam nga mu bañ a nooy. loolu nag dama ko yàgg jóg yàgg koo liggéey ci simb yi. xam nga tey. boo jaaree ci simb ay mbappa da ngay am facilité woy du la jafe. parce que. cool lay doon mbëmbëng tungu ne ay sabar ak ay rajo pôle. dëgg la ñaari rajo pôle yoo xamante ni doo am retour sur scène. nga war a niveauté. xam nga doo am dara ñaari pôle lay doon ñaari micro. yaa ak sa awkat. ngeen di way. fu waay toll di la dégg. dëgg la tey boo ñëwee gis matériel yi baglaay ni sono yi retour yi. clavier yi jàmb batterie yi guitare yi day gën a neex. day yomb waaw day yomb xam nga boo jaaree foofu noonu da ngay am facilité quoi. day yomb way du la jafe. day yomb wayu ndaanaan a ko mën a way ndaanaan a koy jëfe waaye nag di doomi ndaanaan ndaxte garab la nga fa gajj rek moo fay jebbi soo waree way rek ngay def kon Tarba way na ñu gis ko Grand Théâtre il l'a enflammé il a déchiré le Grand Théâtre ñëpp kontaan ñu gis ni vraiment il fait partie des produits de la nouvelle génération émergente bi nga xamante ni si mi ngi jóg fii ci Sénégal man su may wax ci moom xëy na sax man nañ jàpp ni rek dama ko bëgg mais way laa njëkk a bëgg ko moom ndax moom dafa ñëw fekk way ba tax na tey jii am na loo xamante ni si Tarba il faut que ñu ñëw ci mooy sa waajur way yi mu way Sénégal ay way yu riche rek la ma gis nga def benn son nga ànd ci ak moom mais son boobu noonu tey bu ñu déggee ñaari baat yi baat bu diis bi ci moom ak baat bu ndaw bi ci xale loolu boo ko boolee ñaari baat yi day indi beneen affaire daf ma impressionné. est-ce que jamono boobu bi ngay tëgg son bi ak bi ngay ànd ak sa papa ci son bi est-ce que sentir woo ci dara wala moom ci boppam mu dem ba yëg ci dara ci yaramam ba jaral ko mu jooy wala nu mu demee parce que loolu daf ma intéressé. waaw paa bi moom xam nga paa bi moom attanu ma ci ay way xam nga moom saa yu ma déggee ma way rek day tur xéwal. loolu nag amaana sax du samay mën a way ak yooyu. ndax mënumaa way lu ko jaaxal. dëgg la mais entre baay la ak doom. moom ba léegi mënul supporter samay way. fu ma woyee day jooy. saakatuma nag bis moo ko woowee ni ko damaa bëgg nga ñëw studio ñu woy Seydina Mohamed. macha allah bind morceau. proposé ko. studio bi yëpp da ko doon jooy. saa yi ma woyee mu jooy. moom daf maa bëgg sentir ma. bëgg li may def di ma si ñaanal saa su nekk ma koy ñaanal gudd fan ak wér. macha allah ci barke Seydina Mohamed. yàlla na jëm kanam. macha allah personnellement ku baax la. ku baax la donc mu nekk lu am solo te loolu yàlla na jëm kanam. yàlla na yàlla def vraiment li muy séntu ci yéen. yàlla def ko. macha allah ngeen nekk ay mag ñu gën a am ñam. allahumma amiin. mu nekk nag koo xamante ni si dafa def ak benn featuring Youssou Ndour morceau boobu wër àdduna lëmbe fi toj fi est-ce que gisoo ni tey jii jot na mbàtt li ñu delloo ko ca ndaala Tarba war a mën a def ak benn featuring Youssou Ndour bu extraordinaire comme ni ko baayam defee woon ak Youssou Ndour. waaw loolu war na mën a nekk. te loolu laay ñaan yàlla. loolu plaisir lay doon ci man. Youssou Ndour sunu papa la. dëgg la ndax ku ne xam na ni relation yu am ak góor gi. fu ne ànd nañ fa ci àdduna bi. sekk nañ lu bëree bëri loolu dafa jiitu suñu juddu. di monument tamit. ci musique sénégalais. di ko ñaanal ak gudd fan ak wér. dinañ ànd ak moom loolu mënul ñàkk. xam nga moom sunu papa jooju moom. foo jaar ñu jël sunu wàll ci xam-xamam ñu jël sunu cër ci moom. dëgg la dañoo am ci moom cër. dëgg la te dañ koy jël incha allah. mais est-ce que yaa ngi koy démarché wala sa papa lañ koy démarché est-ce que jëm ngeen cee dox pour loolu mën a nekk lu gaaw. waaw xam nga musique moom. dara jarul démarché yooyu yëpp jarul démarché. parce que garab ci kaw lay fekkante. dëgg la am na loo xamante ni. dëgg la doo ko forcer. dëgg la yow da ngay liggéey. da ngay liggéey rek ba mu ñor.
da ngay liggéey ba ñu soxla ko ndax boo ko démarché te ñorul amaana impact bu mu war a am sa du ko am dootu ko am man sama game foofu la nekk dëgg la man du ma forcer dara dëgg la man naturellement la boo gisee sama papa sax ci côté boobu noonu ci sama showbiz daf ci neutre sama papa mosul dem fenn ni leen sama doom bi lii damaa bëgg ngeen liyal ma ko wala li ngeen lanal ma ko dama ni ko góor gi yow dee ma ñaanal ak tabaab ma liggéey bu soobee yàlla lépp lu ndaanaan di am si musique dinaa ko am ci kàttanu yàlla liggéey moo koy may dëgg la te maa ngi ci dëgg la loolu yëpp day ñëw suñu liggéey moom moo ñu koy may macha allah noonu liggéey moom yaa ngi ci ndax li olof di wax naan bu liggéey yameeg tëdd jàmbaar dootu gaawtu te ki jëf ba raw la mun loo wax ba dab ko noonu la demee te macha allah yàgg nga jëfee comme ni nga ko expliqué tout à l'heure mbappat mi man dama ko gis parce que am nay way yoo xam ne bu ko nit mënee way c'est parce que dafa ñor moo tax man koy macha allah yàlla bu la cat topp yàlla na la cat seexlu aussi sa morom yi ci nekk del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar di nga am info yu leer ci people et sport politique Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar Feeling Dakar notre plateforme d'information